La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. asalaamaaleykum auditeurs yu iRadio dal leen jàmm si jotaay bi ñu tuddee pencum ndaw ñi di wax tamit dal leen jàmm si biir ITV seen émission pencum ndaw ñi tey jii nag ñu si fas yéene waxtaanee ndaw ñi nga xam ne rek dañoo nekk si biir entreprise yi waaye ñu si bëri si ñoom amuñu ay contrat ay jafe-jafe yu métti lañ fay dund lu nu mel nag lañ fas yéene faram fàcce fi ak benn waxtu fas yéene see ànd ak ki nga xam ne rek moom moo di Alioune Fall nag moom ab inspecteur du travail la ak de la sécurité sociale moom xam-xamam màcc wàllu woowu moom lañ ci àndal fas yéene see waxtaanee Alioune ñu ngi lay nuyu di la wax dalal jàmm si biir iRadio. maa ngi lay fay Migui di la remercier ci invitation bi ñu fi am tey fas yéene wax ci liggéeyu ndaw yi donc c'est pour nous mbégte la pour ñu am occasion waxtaan ak seen ay auditeurs. merci donc si beneen wàllu waaye également ñi ngi fa am ki nga xam ne rek moom moo di Abdoulaye Loum moom ab entrepreneur la ab ndaw la it doon entrepreneur waaye it comme lu ñuy waxtaanee rek doon na loo xam ni ñàkkul ni comme ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy déglu dund ngeen ko comme moom alors Abdoulaye ñu ngi lay nuyu di la wax yow it dalal jàmm si biir ITV ak iRadio. ñu ngi lay fay bu baax di nuyu ñëpp Midi donc di. aussi dalal wala boog di aussi remercier ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu à travers li nga xam moo nekk iRadio ak ITV donc di leen xamal ne rek lépp lu ñu fi wax rek gëm leen ne effectivement lu ñu dund la te maîtriser ko xam ko bu baax. sa Thiès yéen a ngi ñuy déglu si 97.7 alors question bu njëkk bu ma am envie laaj leen ko surtout Alioune Fall d'abord mooy yéen fi nga xam ne fa ngeen di liggéeyee est-ce que jàpp ngeen ni li ñuy waxtaanee ab réalité fii si biir Sénégal. bu dee ci liggéey ndaw yi lañ koy xool réalité la bi nga xam ne tàmbalewul tey donc lu yàgg la je pense que bu ñu demee ba finalement ñuy waxu stagiaires yi c'est parce que cool yi gën a am employeurs yi gën ko yëg c'est parce que depuis 2015 am na benn genre loi bu ñu teg mu am benn décret d'application bi nga xam ni moom moo waral jox au moins yenn àq yi jël ko jox ko stagiaires yi donc c'est une réalité bi nga xam ne dañ ko constaté jéem ci indi saafara maintenant liñ ci indi comme saafara buñ ko évaluer ban gis-gis lañ ci am loolu mën nañ ci ñëwaat. mais lenn moom je pense que mënatuñ di ko weddi mooy liggéey ci wàllum ndaw yi problème gi mu doon enjeu gi mu doon réalité la. entreprise nekk na cadre bi nga xam ni chaque fois fa la ñuy jéem a profiter pour solutionner réalité boobu noonu lum ci mënti am. ñun suñu liggéey daf ñuy mettre ci yenn place yi nga xam ne dañuy mën a jànkonteeg yenn difficulté yu ndaw yi di am seen ay bërëbu liggéeyukaay yiñ ci am saafara ñu mën ko saafaral yiñ ci amul saafara bu ñu demee tribunal ñu saafaral ko. soo gisee nag lu waral ñu indi fi moom Alioune Fall dafa fekk ne rek ñu bëri si ndaw ñi dañ koy dund waaye xamuñu lan la leen yoon may loolu waral moom tey jii dafay toog ngir rek leeralal leen wax na ko léegi ab loi boo xam ne si atum 2015 lañ ko yóbbu woon sa assemblée nationale loolu yëpp dinañ ko yaatal ci kanam alors. Abdoulaye Loum yow entrepreneur nga xam naa ni duma la sax laaj ba xam réalité la ndaxte dund nga ko laataa ñuy déglu ñi nga xam ne tamit dañ ko dund yow naka nga gisee waxtaan bi. waxtaan bi ni ma ko gisee dama gis ne waxtaan bu am solo la bu am sax solo parce que tey jii dañu nekk ci réew mi nga xamante ne dafa am lu bari loo xamante ne daf fi manqué te daf fi sooxe lool parce que boo xoolee bu fekkee ci suñu domaine par exemple fi ñu nekk présentement muy mbiru entrepreneuriat ñi ñu ciy jàppale bariwul. donc yow ci sa jëmmu bopp il faut que nga sacrifier wu jéem a ñàkk wàcc sur le terrain donc pour mun a am yenn affaires yi nga xamante ne vraiment dina doon lu lay jëriñ mais bu ko passé bu fekkente ne da ngay yaakaar par exemple benn gouvernement wala benn institution boo xamante ne teg nañ ko fi ñu ne effectivement képp kuy yëngu ci mbirum entrepreneuriat boo ñëwee fii ñu defal la sa saafara demeewul noonu exactement demeewul noonu xëy na am na ñeneen nag ñu ciy bénéficier woo mais niñ ciy bénéficier woo jaaxal nañu lool. bu fekkente ne nag bon ci cadre li nga xamante ne moom moo nekk entreprise yi fi nekk nga xamante ne jot nañ ci jaar ci ay entreprise avant que ñuy jéem a siisu ne dañuy teg suñu yëfu bopp li ñu fa dund doon na loo xamante ne dafa metti benn genre exploitation boo xamante ne la ñun mënuñu xam naka la ak nan la ak lan moo ko waral ci réew moo xamante ne vraiment am na ay textes yoo xamante ne ñu ngi fi pour défendre loolu. lan nga dund Abdoulaye parce que am na ñoo xam ni si diiru fukki simili ñoom jot nañoo yónnee wax li nga xam ne moom la ñu dund loolu dinañ ko teg léegi déglul ko auditeurs yi di leen wax également
tey dañuy teel a ibbi li nga xam ne moom moo di téléphone bi ndaxte émission bi tey looloo ko waral kenn ku nekk su waxee li nga xam ne moom la dund ak ñi nga xam ne seen xam-xam def seen match wala boog jaar nañ ci dinañ jéem a xool naka la ñuy def ngir am si saafara mun ngeen woote si 88 628 38 38 88 628 38 38 si kanam tuuti dinañ ibbi li nga xam ne rek moom moo di ligne bi fi ak juróomi simili rek ngir ngeen mën a joxe seen gis-gis alors Abdoulaye yow lan nga dund concrètement bon concrètement li ñu dund nekk na mbir mi nga xamante ne vraiment metti nañu lool ndaxte ñëw nañu jàng nañu def nañ université def nañ formation ci entrepreneuriat et leadership xam nañu naka la ñuy créer entreprise ba tax entreprise wóoluñu boo xamante ne c'est des américains wóoluñu ñëw jël ñu vraiment pour ñu liggéey ak ñoom te ba ñuy tàmbali ak ñoom benn bureau dong la ñu am donc ñun ñu ñëw foofu noonu di joxe li nga xamante ne moo nekk au fond de nous ci li nga xamante ne moom moo nekk liggéey bi di ko def ci zaahir nag ak ci baatin maanaam dañ lay jox par exemple benn durée boo xamante ne moom nga war a liggéey mais da ngay gis ne yow ci liñ lay jox ci li nga war a def lii nekk ci sa vraiment plan d'action bokkul li nekk ci sa contrat bokkul vraiment ak li nga xamante ne moom moo nekk sur le terrain moom nga war a fekk ji war ko liggéey bu ñu la joxee 10 xamal ne yeneen 10 ba 15 mu ngi lay xaar te yooyu noonu boo ko deful dañuy juger ne yow li nga sa liggéey bi nga war a def defuloo ko te it li ci gën a metti mooy salaire bi nga xam ne moom lañ la war a fay pour nga defal leen liggéey boobu duñ la fay xaaj ba xaajaat bi ndax man fi ma nekk en tant que agent bi ma fa nekkee agent laa fa nekk progressé nekk chef d'équipe te yooyu noonu yëpp ci ay salaire yoo xamante ne maa ngi dugal loo xamante ne vraiment fayuñu ma xaaj bi ndax au minimum chaque semaine daan naa dugal lu ëpp 3 millions te man li ma si doon am ci salaire weesu wutoon 100 000 francs dem ba ci kanam ñu def 140 000 dem ba ñu bëgguma débaucher ñuy soog a jéem a yokk tuuti te ci biir loolu ak ay promesses yoo xamante ne tey jii teniruñu ko ndax dem nañu ba ci biir gis ne vraiment affaire bi dox na te man sama jëm bopp digoon nañ ma ne ma bu doxee danañ la def directeur mais ba mu commencé dox dañu dem jëli ji benn banquier fële mu ñëw ñu def ko directeur mu continuer di doxal ba pare système bi nga xamante ne moom laa adapté woon man parce que ay tubaab laa doon liggéeyal bu ñu soxla woon ay stratégie yu mel noonu dañ ma doon woo laaj ma naka la ñuy def pour ñu expandre affaire bi biir Sénégal yépp donc ci biir loolu ñoom ci seen jëmmu bopp bi ñu yegsee li ñu def lenn la rek di xamal ñooñu nga xamante ne ay nasaraan lañ seen conditions yi nga xamante ne moom la ñu teg ci seen agent yi sax loolu sax dafa ëpp dafa metti dafa bari maanaam nañ ko wàññi donc di dindi ay contractuels ay stagiaires di ko remplacer ak ay gars yoo xamante ne ay apporteurs d'affaires la ñuy doon ci li ñuy liggéey ci loolu lañ leen di fay donc ce qui veut juste dire que ñooñu noonu bu ñu accidenté duñ leen faj bu seen moto paane duñ ko réparer te duñ leen jox aussi ay budget carburant te da nga war a wàcc sur le terrain bi parcourir des kilomètres parce que ci monde rural bi la ñu nekk pour mun a am yow satisfaction léegi nag xam nga kooku du mun a ñàkk jël loolu noonu parce que amagul ci lu mu jàpp muy situation boo xamante ne man bi may rendre compte que sax ne sama contrat de stage avant muy jeex renouveler nañ ko parce que gis nañ performance mais CDD la ñu def CDD bi ñu def sur 2 ans lañ koy jël donc 2 ans yooyu noonu dañ koy jël ba mu jeex fas yéene la ko renouveler encore pour une nouvelle fois te bu jeexee au lieu que ñu continuer ak yow jox embauché la mais dañuy arrêter contrat bi jëli ji keneen koo xamante ne dundaat ak moom la même chose pour mun a continuer di def noonu ñu gis ne nag loolu noonu dafa nekk mbir mu metti ci xol ba nga xamante ne yow ci sa jëmmu bopp mi koy dund da ngay dem ba boo amul courage dëgg da ngay dof. tout à fait alors noonu mu ko waxee daanaka ci entreprise boo dem fii ci Sénégal ñu ci bëri lu nu mel la ndaw ñu di fa dund mu doon entreprise de presse mu doon beneen entreprise société bu mu mënta doon ndaw ñu fa dem ñoom ñëpp daanaka dund nañ lu nu mel moo tax dañuy déglu pàcc bu njëkk ay ndaw yoo xam ne dañ ko dund daal di ñu koy baaxee ginnaaw rek ba nga xamee ni Mamadou Diagne defal nañu lii di ab infographie bañ daal di koy publier kenn ku nekk ñëw na daal di ñuy nettali lu mu dund dañ leen di teewlu ci pàcc bu njëkk bi laataa ñuy dikkaat ci plateau bi. J'ai commencé là-bas au mois de janvier. Au début, c'était un stage. Ça devait être un stage de 3 mois. Après, ils vont me signer un contrat. Mais depuis janvier, rien. Pas de contrat, ni rien du tout. Jusqu'à présent, je suis là-bas. Et le boulot que je fais... si je faisais un seul travail, là, on peut dire. Mais non, je suis à la fois communicante et à la fois aussi une commerciale. J'allie les 3 en fait dans une même entreprise, tu te rends compte. Et à la fin du mois, ils te donnent rien. Genre, ils te donnent juste une miette en fait. Ça va même pas couvrir tes frais de transport.
ndaw yi dañ leen di exploiter bu baax te man j'en suis une preuve vivante. Depuis fin 2015 ba tey maa ngi liggéey mais mënuma la présenter contrat de travail fi ma njëkk a liggéey 11 mois laa fa def chaque 3 mois lañ lay bindal contrat de stage. Maintenant ci 11e mois bi yàlla dafa def nag sama patron daf ma noboon sonal ma ci parfois sax ñu am ay couac ndax lu nuy mel mais je restais toujours professionnelle. Quand il s'agit de travail je le fais comme il se doit, de ce fait duñu am luñ ma reprocher mais une fois dama war a wàcc 20 heures ñu tëye ma fa ba presque 21 heures mais le fait que ma ne ko sama heure wàcc passé na et que bu ma yéexee quitté damay am problème pour transport loolu neexu ko woon parce que intention moo nekkoon yóbbaale ma xam nga continuer di jéem a baab ainsi de suite pour ma jéem a cédé malheureusement c'était pas le cas. Le lendemain si la ma dàkk ne ma waaw pour insubordination hiérarchique man je vois nullement insubordination hiérarchique bokkee ci affaire de sentiment wala yu ni mel là j'ai pas du tout compris waaye dama xam ne yenn yi boo koy topp sax tem après yow la ñuy sikkal parce que malheureusement boo demee nga topp ko ci yoon yeneen entreprise yi dañ lay bàyyi xel xam nga de ce fait yow doo am audace topp ko parce que tu te dis que ni à l'avenir di nga bëgg a liggéey dans telle entreprise ou telle autre mais buñ gisee ne tu as une fois eu un problème avec ton employeur duñu accepter parce que dañ naan peut-être que c'est une personne à problème or ce n'est même pas le cas tu vois donc bëggoon naa ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ñun ndaw aussi ñu gën a góorgóorlu. J'ai commencé là-bas au mois de janvier. Au début c'était un stage, ça devait être un stage de 3 mois. Après ils vont me signer un contrat. Mais depuis janvier, rien, pas de contrat ni rien du tout. Jusqu'à présent, je suis là-bas. Et le boulot que je fais, si je faisais un seul travail, là, on peut dire. Mais non, je suis à la fois communicante, à la fois une marketeuse et à la fois aussi une commerciale. J'allie les trois en fait dans une même entreprise, tu te rends compte. Et à la fin du mois, ils te donnent rien. Genre, ils te donnent juste une miette en fait. Ça va même pas couvrir tes frais de transport. Mais je n'ai jamais fait un stage dans le milieu bancaire ou bien dans le milieu financier. Tellement que c'est saturé. Pour y accéder, il te faut un bras long, une personne qui est là-bas et qui pourra appuyer ton dossier. D'accord, il y a la chance aussi, mais la majorité, nous les jeunes, ce que nous vivons quotidiennement, c'est ça. C'est que tu apprends quelque chose. Par exemple, tu apprends banque, finance, assurance, tu suis cette formation. Après, à la fin, tu deviens une communicante ou bien une marketeuse. C'est la triste réalité. dañu nekkoon ci benn site web boo xam ne bu siiw la fii Sénégal léegi après site web bi nag dafa ubbi woon rajo ci biir rajo boo xam ne dañ ko waroon lancer léegi nag après bi ñu ñëwee ci site web bi tout wax ak ki gérer rajo bi ak yooyu noonu maag sama copine bi ku ci nekk da nga waroon présenter benn émission bi émission de 1h30 la doon nekk léegi après nag lim ñu waxoon mooy chaque mois dañuy am ku nekk 50 000 léegi bi ñu liggéeyee 3 mois yi ba pare nga xam ne ñun ñoo daan jox suñu bopp transport déplacement yi ñu daan def yëpp ñun ñoo ko daan fay daal parce que après da doon wax ne PDG wu groupe bi dafa dem voyage te moom mooy gérer lu jëm ci affaire paiement yeeg yooyu yëpp ñu ne d'accord vu que boobu noonu ñu ngi nekkoon ci suñuy début aussi ñëpp xam nañ stagiaire bi soog a débuté loo ko proposé parfois da koy nangu parce que doo am yenn expérience yi ci biir mbir mi léegi nag bi ñu demee ba ci weeru koor bi après si la ne ñoo dañuy arrêter tout ce qui est émission divertissement ak yooyu noonu pour que après ñu xaar ba weeru koor bi jàll pour ñu mën a continuer léegi nag bi weeru koor bi jàllee ñu war a commencer après si la ne directeur bi dafa décider tëj rajo beeg yooyu noonu parce que ñoom dañoo am problème espace et cetera léegi nag après mu daan nañu pour paiement bi dañuy xaar ba directeur bi ñëw après pour ñu soog ñoo fay ak yooyu noonu par la suite aussi jaabante nañ fa pour dem jëli suñu xaalis et tout mais à chaque fois daf doon teg ay lay ak yooyu noonu à la fin ñu mujj sonn ñun ñëpp ñu toog bàyyi ko xaalis bi te xam ne aussi loo xam ne mayuñu ko bis bu ko lekkee aussi du ko jariñ dara. foofu 3 mois laa fa def après si lañ ma woo feneen ma arrêté foofu dem mais am na ñoo xamante ne bàyyi woon naa leen fa quand même am na ñoo xamante ni tamit bon dañoo arrêté en plein kii bañ leen fay premier mois ñoo xam ne arrangé wu leen dañoo arrêté mais am ñoo xamante ne tamit dañoo continué woon di toog foofu ba keroog ñu gis leneen
man moom ba ma gisee leneen damaa dem. iRadio sur la 90.3 FM Dakar. mu nekkoon benn pàcc si ñi nga xam ne rek dund nañ ay jafe-jafe si entreprise yi nga xam ne rek jotoon nañ fa nekk ki mujjee wax léegi dinañ ko dégluwaat léegi si ñaareelu pàcc bi moom wax li nga xam ne rek moom la fa dund. alors Alioune déglu nga li nga xam ne rek moom mooy 5 minutes de souffrance laa ko mën a tuddee peut-être. alors 5 minutes yi yow lan nga si jàngat. jàngat ma ci njëkk a def mooy mbirum liggéey dafa xaw a jafe parce que dañoo nekk ci benn situation bu xaw doy waar bu ñu nekkoon ci situation de plein emploi kon di nga gis ni jafe-jafe yëpp mën na ñàkk mais dañoo nekk ci benn situation bi nga xam ne ñi bëgg a xëy ñoo ëpp li fi ne ci xëy day waral nag des fois loolu bu amee nga gis ni ñëpp dañuy dawandoo ci entreprise yi di wut ci lu ñu jàpp boo demee la ngay ut ak lan lay proposer du bokk parce que bari na ñi nga xam ne en réalité ba ñuy ñëw xaaruñu woon ñu jëleen stage. bëri na ñi nga xam ne tamit peut-être am nañ fenn déjà benn première expérience dañuy xaar ku leen confirmer mais boo ñëwee fenn ñu la stage moo fi am yow ak situation bi ni mu demee amaana wër nga benn at ñaari at gisoo dara loo gis da ngay daw làqu ci daal di toog donc loolu moo ko waral donc bu fekkee dañuy wax ci wàllum par exemple ndaw yi nekk ci entreprise yi di stage damay fàttali ni avant 2015 dafa am benn situation bu amoon avant 2015. képp ku taxaw ni la man stagiaire la xamal ni mi ngi ci benn cadre juridique bi nga xam ne kenn xamul lan la parce que y avait absolument rien de prévu maanaam li amoon mooy convention état employeur mënu woon jël vraiment en compte situation bi ni mu demee. yu dem ba ci biir xam ni lii jafe na donc li ci amoon mooy liggéeykat yi nga xam ne ay ndaw lañ nekk ci entreprise yi ñu leen tuddee stagiaire bu ñu toppee yoon ba ci biir normalement ay travailleurs leen war a considérer parce que amul benn mécanisme bu ñu teg buy waral bu naan par exemple stagiaire bi at yi la war a def lii la war a am pour liggéey bu liggéey lii lañ ko war a jox wala contrat bi mënul weesu li amul woon. te amul woon dara aussi lu koy différencier ak liggéeykat bi. amul woon lu koy différencier ak liggéeykat bi donc dañoo nekkoon ci benn zone de non droit bi nga xam ne en réalité dafay jafe parce que même bu ñu nee convention état employeur da ngay xool ni ñu koy doxalee dëppwul sax ak loolu ci benn cadre lañ nekkoon léegi loolu bañ ko càmbaree ci la état du Sénégal ni léegi il faut que ñu encadrer li ñuy tuddee stage parce que lu jiitu loolu li fi amoon. bu ñu waxee baatu stage rek comme ki nekk ci entreprise bi di liggéey ba ci yàgg mu dem defi formation wala mu nekk en position de stage loolu lañ ko daan méngaleel mais sinon stagiaire comme ni ñu ko xamee nii amul woon léegi nag bañ demee ba ci biir ñu gis ni il faut ñu encadrer mbir mi ci biir encadrement boobu noonu mu am ay àq ak ay yelleef yu ñu teg ñu am ay responsabilités yi nga xam ne dañ ko kit teg ko ci employeur bi léegi nag loolu moom moo changé mbir mi bu ko changé tamit employeur bi xam na ne am na charge bu bees bu ñu teg ci kawam léegi nag moom dafay xool nan lay fexe ba tirer profit de ça loolu lu naturel la wàllum yoon bu ñu ko tegee ku ci nekk di nga xool bu fekkee dafa nar a jur désavantage yow nga xool nan nga koy tourner pour mu profiter la. tourner ko par exemple comme ça mu gën a leer si bopp auditeurs yi mooy comme am na exemple bu ñu déglu léegi. par exemple yow su fekkee ni da nga war a def 2 mois. parce que dañ ni su ma juumul si loi bi dafa ni warul ëpp 2 ans. mais soo demee ba def 2 ans. tey jii au lieu que ñu renouveler même soo baaxee. dañ lay bàyyi nga dem jëlaat sa morom. liggéeyloo waa ko 2 ans yooyu noonu ngir mun ko exploiter. ci loolu laa bëggoon ñëw sax su ma nee dañ koy dëppaat amaana tey jii nii kenn mën na ñëw ci entreprise bi nga xool ni profil bu baax la. profil bu baax la soxla nga ko bu dee entreprise bu sérieuse la bëgg lu baax am na ci entreprise yi nga xam ni boo baaxee dañ lay jël. parce que ñoom conscient nañu ci am élément bu baax ban njëriñ la am ci yokkute entreprise bi. am na ñi nga xam ne amaana bu ñu ñëwee même bu fekkee ni yow liggéey ngay ut yow sax da ngay def demande pour liggéey ñoom ñu woo la proposer le stage. yow nga jékki ba si yàgg ni man lii laa doon wut naam aw ma ko mais ñii lañ ma proposer aw ma lu ko gën damay dem toog si. donc kooku bu la jëlee au lieu mu employé la daf lay bàyyi foofu noonu jël la comme stagiaire dafa dem ba léegi dañuy réajusté wu ci politique d'emploi politique de recrutement bi gars yi di def dañuy jël stage. or mënoon na bañ a jiitu rien n'empêche que boo jëlee benn ndaw nga gis ni mën nga ko essayer
ngeen am contrat d'essai bu jeexee bu fekkee baax na nga confirmer ko mais jafe-jafe gi ci li ki expliquer léegi wax ca la ne. donc da ngay ñëw fenn nga dem ba ci biir nga yàpp dañ lay confirmer ñu bañ laa confirmer yow ñu dem jëli keneen ñëw teg ko fa mais boobu ba tey employeur bi ci yoonam la nekk parce que ñun. bu fekkee dañuy bëgg leeral nit ñi ci li yoon wax. ku nekk da nga am say droit am say obligation donc tey jii nii ci domaine droit lañ nekk employeur bi aussi. amul lenn lu ko exiger à ce que bu fekkee contrat de stage bi jeex na mu confirmer la mën a décider confirmer la mën a décider bañ la confirmer même bu lay confirmer mën a décider jaar CDD. mais loolu la yoon wax mais lu yoon waxul également mooy par exemple nga toog 4 ans ci benn entreprise tamit nekk fa ba tey ji en position de stage. loolu mënul ne c'est-à-dire yoon dafa leer ci mbir moomu noonu. dafa ne contrat de stage mënul weesu 2 at bu ko weesoo nan jàpp ne kooku mi ngi sous CDI. je donne juste un exemple. tey jii nañ jël benn ndaw bu nekk ci benn entreprise mais li nga wax ni est-ce que kon Sénégal bëriwul ndaw yoo xam ne tey jii waroon nañ yor seen CDI toog. man gis nga li gën a garaaw sax mooy amaana am na ñi nga xam ne dañuy ñëw ci entreprise ñu ni stagiaire lañ amul fenn fu ñu ko bind. loolu dafa yoon dafa am lu ñu ci wax tamit. yoon nee na boo nekk ci situation bi noonu jàpp nañ ni CDI yi nga nekk donc ëllëg bu problème amee duñ la jàppee ni nga stagiaire nga parce que dafa am ay conditions yu ñu teg yi nga xam ni. employeur bi il faut que mu wàccoog condition yooyu noonu pour ñu mën jàpp ni kii stagiaire la donc sanction loolu la ñuy wax ci nasaraan requalification par majoration. mooy à chaque fois condition yi nga xam ne contrat précaire yi moom la ñu am bu ñu ko respecté wul rek. dañuy daan employeur bi léegi daan bi gën a am solo nag te ñu jàpp ni daan boobu bu ñu ko daanee employeur bi liggéeykat bi na si gis njëriñam mooy requalification par majoration mooy ñu jógee ni la ak loolu leen mënoon xalaat. dañuy jàpp ne lii contrat à durée indéterminée la. am na solo alors dinañ ko gën a yaatale léegi ak li nga xam ne moom moo jëm ci rémunération bi mais alors Abdoulaye yow it déglu nga lu nu mel bien vrai que xam naa ni bëriwul lu yees sa bopp n'est-ce pas. xam nga situation bi lan la. ñun maa ngi gis ne ñun texte sénégalais yi c'est Sénégal ci boppam gouvernement bi yi nga xamante ne moom la teg inspection du travail pour entreprise yi di ko adapté yooyu moo ñu sonal. comment. xam nga nu mu ñu sonalee da ngay jël exemple. boo génnee ci par exemple yenn réew yi ñooñu protectionnisme pur et dur la ñuy def sa doomu réew kooku da nga koy taxawu ci ay anam yu wóor anam yu leer gi nga ki nga jox liggéey mu am maîtrise bi ba mu la wóor ne am na maîtrise bi parce que man demoon naa ba sama patron naan ma est-ce que yow ni ngay def yow pour jaay par exemple mun nga ko def ci agent yi pour ñu jaay ce qui veut juste dire que mu ngi xaar nga def ko ci agent yi léegi moom mënatul la fay mu bàyyi la nga dem. léegi bu fekkonte ne ñun taxawu nañu nit ñu war a taxawoo nga jël réew mu mel ni Chine exemple. boo fa defee 50 ans nga jóge fii dem foofu ut sa entreprise nga tijji ko fexe ba tijji ko foofu boo defee 50 ans dañ koy jël waa réew mi ci boppam ñoom ñooy continuer di utiliser entreprise boobu lu tax ñun Sénégal mënuñu ko am boo fi génnee nga dem ci les pays arabes mënuloo fa tijji entreprise te parrainé wuloo te amul benn doomu réew mi koo xamante ne moom nga ko parrainé te ci biir loolu tamit yéen a yemle ci li ngay gagné ci entreprise bi. lan moo tax ñun mënuñu defal loolu gis nga li mu wax ci problème stage xam nga joxe na ay affaires yu wóor yu leer mais gis nga li mu joxe noonu entreprise sénégalais yi duñ koy appliquer. Les entreprises n'appliquent pas cela du tout. Non seulement appliquer wuñ ko mais est-ce que également ñeneen beneen partie bi également xam nañ lan moo leen war si wàllu yoon. comme employé bi waa employé bi oui. mais parfaitement xam nga am na léegi ku wax. moom li mu wax leer na. boo demee ci yoon yeneen entreprises yi dañuy xaw a réticent ci yow. boo fa bëggee déposé waat ñu yëg ne par exemple lii jaar na fa xam nga entreprise ñu ci bari dañuy xamante. comprendre nga lii jot na jaar ci kii ak kii jot na def lii ak lii da ngay gis ne ñoom dañuy xaw a bañ man dem naa si ba bëgg a dem ci yoon. ndax liggéey naa ci entreprise boo xamante ne la fa nekk yëpp yàlla dong moo day seede ñoom seen jëmmu bopp xam nañ ne lii ci kii la jaar. balaa émission bi di jeex dañ ci ànd ak sax benn koo xam ne xam-xamam dafa màcc si wàllu dund na askan ak wàllu xel moom dinañu wax pourquoi également nit ñi di mooy fenn parce que man maa ngi si doon waxtaan ak léegi ay nit benn des fois ngëm yàlla également dina intervenir que ce soit muy ñaari parti bi yëpp parce que kenn ki su toogee si benn bërëb jàpp ni fii su fu jógee
dootul am feneen nangu ñu koy exploiter keneen ki tam di ko exploiter tailleur àq jàmbur loolu yëpp dinañ ci waxtaan ak ñi nga xam ne seen xam-xam def see màcc ci 88 628 38 38 88 628 38 38 Pierre Dieng day ibbi li nga xam ne moom di ligne bi képp ku bëgg a woote rek di nga wax li nga dund waaye laata loolu Pierre dañuy déglu ñaareelu pàcc ñi nga xam ne rek ñoom ñooy wax li nga xam ne moom la ñu dund si biir entreprise yi. nekkoon naa di stage ci benn entreprise de la place mais foofu dañu ne woon stage bi c'est pas rémunéré et que indemnité de transport lañ ñu mën a jox mais waxuñu ñu woon exactement ñaata lañ ñuy jox comme indemnité de transport léegi ba weer bi deewee 25000 francs donc lañ ñu jox ba ñu laatee ñu ne ñoom duñ dépasser plus de 25000 francs pour le transport alors que ñu mel ni man pour dem ci entreprise bi tu prenais 2 voitures parfois même 3. Et on travaille du lundi au samedi. Boo ko calculer le mois, ça faisait plus de 25000 francs de restauration bi ñëwul ndaxte bokku ci woon ñoo doon génn heure déjeuner di dem di añal suñu bopp avec notre propre argent parfois doo ko yor sax da ngay toog rek jàpp si yàlla muñ ba wàcc àgg sa kër doo ko lekk. Franchement ku nekkoon ci condition yu tar yu metti boole ci liggéey bi bari ñu jël lépp dañ la koy sëf voilà daal mooy loolu metti woon na trop mais mënuñu woon a kii parce que toogaay bi la ñuy bañ boo gisee ñu stagiaires yi bari di accepter yenn conditions yi c'est juste pour bañ toog parce que kenn bëggul toog tamit ku ne boo sañoon tey jii da ngay jug di xoslu ji di liggéey di fayeeku daan sa doole ñëw toppatoo say waajur jàppale leen loolu dong mooy tax en général stagiaires yi di nangu yenn conditions yu difficiles yi mais franchement daal wax nañ ne ni gestu duñu xool waaw parce que stage dafa métti li ñuy def ci entreprise yi vraiment dafa métti. dama nekkoon ci benn centre d'appel boo xamante ni émission d'appel laa doon def quoi diggante Sénégal Canada en fait ba pare ci loolu noonu man dama bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon les meilleurs man je peux dire ça j'étais le meilleur ci centre d'appel parce que dañ daan toog chaque jour xam nga dañ normalement war nga am 2 wala 3 rendez-vous par jour man il m'arrivait ci journée bi ma am 6 rendez-vous te dañ doon travailler 6 heures de temps heure par heure lañ lay fay heure bu nekk on te paye 600 francs l'heure voilà boo tardé dañ ko si dagg boo absenté kenn du la fay jour boobu amuloo salaire bu gën salaire bi moo ngi dépendre ci yow nombre d'heures yi ñu ngi liggéey ci la salaire bi dépendre si nombre d'heures yi bu matul li nga liggéey lañ lay fay voilà ba pare li tax ma gën a yokk tax nag ma dem benn moment ma ne naa bàyyi bi parce que dafa nekkoon liggéey boo xam ne amul garantie en plus ki ngay liggéeyal elle n'est pas du tout reconnaissante da ngay xëy tardé ñëw mooy da lay dagg nga feebar mooy da lay dagg léegi man nag ma feebar boo xamante ne voilà dama toog ay 2 jours liggéeyi ma ñëw mu ne ma naa signé benn papier boo xam daf may montré que man damay absenté lu bëri parce que toog naa 2 jours liggéey nga ne ñaar temps yow lan ngay wax ni yow ñun dañuy sacrifier pour yow di liggéey di rey suñu bopp bien vrai que li ñuy liggéey dinañ ci gagné sax mais li ñu ci gagné du dara par rapport ak yow li ñu ci am nga ne damay signé papier wax ma ne ko gis nga léegi li ñu xam nañ def ma ne ko mieux vaut qu'on rompe le contrat parce que man dëgg la yàlla instant bi doyal naa ci liggéey bi quoi liggéey boo xam da ngay liggéey doo ci gagné dara pare retourné ñu lay teg pression moom dafa métti quoi doy na noonu laa demee parce que loolu dafa métti san d'appel yi tu vis la misère là-bas c'est le calvaire total wallahi dañuy liggéey ba dee doo am dara amul fête amul férié amul repos amul dara tu travailles 7 jours sur 7 li ngay gagné du dara ba pare da ngay am arrêt de salaire doo casse sa téléphone boo xasee dugg si nangu nañ ko voilà liberté amatoo liberté quoi yow ba pare ki ngeen liggéeyal ñun muy loolu moom elle se dit que elle détient le monopole du pouvoir et du saw ak moom rek moo xam moom man yow doo wax dara doo casse doo def dara loolu dafa métti. iRadio sur la 90.3 FM Dakar. loolu bokk na it si jafe-jafe yi nga xam ne rek ndaw ñi dañ koy dund am na yeneen parce que am na ab soxna soo xam ne sax mi ngi ñuy wax ni moom fu mu nekkoon daanaka moom moo mujjee woon rek nekk mindaanu borom entreprise ba des fois su fekkee ni kenn newut sa kër ga da koy indil doomam ya nee na bés bu muy njëkk a jot ab 30 000 si guddi sa lañ ko woo ni ko mun nga arrêté alors tout ça tamit parce que si biiru ñaareelu pàcc bi ñu ngi siy déglu lu jëm si wàllu rémunération yi tey jii Alioune ku ñëw tey jii di ut maanaam que mu nekk position de stage kooku noonu tey jii est-ce que obligation la weer dee ñu jox ko dara d'abord. obligation la donc foofu laay commencer dama koy leeral bon may fàttali ci li lu mu wax léegi xam nga loi yu ñu teg en réalité dañ koy appliquer entreprise yaa ngi koy appliquer mais boo gisee rek am na ñi nga xam ne ñi ngi ci yoon am ñi nga xam ne dañuy wàcc yoon
donc boo gisee ay corps humain inspection du travail loolu lañ fi nekkee donc man je suis mieux placé pour xam ko parce que pratiquement maa ngi ci terrain bi di contrôler entreprise di xam bu baax ñi nga xam ne ñi ngi jaarale yoon ak ñi jaarale yoon ak bépp jéego bu ñuy teg pour ñi nga xam ne jaaruñu yoon pour ñu teg leen ci yoon bi donc sa question. mais ça veut dire que ni kon yéen par exemple inspecteur du travail yi dañ di xaar ba ñu solliciter leen wala dañ di wàcc directement ci entreprise yi. xam nga dafa am ñaari mbir yu am suñu liggéey. yu am solo bu njëkk bi mooy contrôle bi moo njëkk. mooy mission inspection du travail bu njëkk mooy contrôle bi mooy dem sur le terrain xool les entreprises tey jii nii boo xoolee les statistiques du travail en 2018 bu 2018 bi. moom moo génn c'est plus de 1000 entreprises lañ contrôlé ci Dakar. at bi ñu bëgg contrôler lu ëpp loolu donc l'option de l'inspection du travail c'est d'aller sur le terrain c'est d'aller vers la prévention des conflits. mais est-ce que tey parce que foofu li pàcc bi nga ibbi nii dafay am solo parce que personnellement sax man mi xamoon ni yéen loolu da ngeen koy def parce que entreprise yi li nga xam ne moom la ñu déglu fii c'est la réalité mënuma comprendre ñu ne am na ab contrôle buy am. wala boo contrôle bi yéen soo leen demee directement da ngeen di dem rencontrer patron bi ni ko ba xam ñaata employé nga am te kii mu wax la après nga dem ou bien di ngeen dem xool ci biir. ñan ñooy dund lu nu mel pour ngeen xam ko. en fait xam nga daanaka boo demee di contrôler ci entreprise mooy li may loolu dama ciy insisté waat mooy mbir des fois bu la arrivé wul rek da ngay jàpp ni amul. day mel ni rek nga toog sa kër di dégg ay waxu tribunal mosoo ci am problème. boo demee tribunal da ngay gis ñi bari nga ni ñi meekun dëkk bi xanaa ñëpp am problème mooy yow travailleur nga dans ton existence amaana balaa ngay am problème di nga toog lu yàgg avant nga koy amaat ñun ñu ci nekk ñi nga xam ni un jour doxantu leen ngeen ñëw inspection du travail ngeen gis ñi nu ñu fay ñëwee wala si vous voulez ngeen gën a càmbar gën a enquête ci biir xool ñoom nu ñuy liggéey également sur le terrain. mais bu ñu demee ci entreprise bi wekkuwul kese ni da ngay ñëw wax ni lii moo fi ne. parce que ñun ni ñu mënee déglu employeur bi noonu la ñu mënee déglu travailleur bi nañu wax aussi ci entreprise yi nga xam ne dafa am ay délégués du personnel yi nga xam ne ñoom chaque fois dañuy poser des pas chaque fois aussi ñun dañuy dem ci ñoom di jéem a xam lan moo fa xew nañu wax aussi ci beneen aspect bi mooy aspect document yi tey jii nii dafa yomb nga taxaw ni travailleurs yi ñu ngi ci jàmm fii tout est nickel parce que duñ ko xoolee noonu tey jii boo nee ñëpp affilié nañ leen mais ci ay kayit du leer nga koy teg parce que ñun bu ñu demee ci entreprise li ñuy njëkk laaj mooy ñii bu fekkee da nga ne affilié nañ leen reçu dernier versement bi nga def IPRES wala caisse wala IPM anamu parce que yooyu lu la waay mënti wax travailleur beeg employeur bi këyit dafay leer lii laa def bu ñu ne la ana employé da nga koy wane donc ñun bu ñu demee suñu biir liggéey mën nañu wax ak employeur wax ak travailleur mais également dañuy demander ay documents yu leer yi nga xam ne da nga ko war a teg ci table bi. mais comme ni nga ko su ma déggee ba tey ji sa explication loolu souvent ñu muy gën a aar Abdoulaye mooy ñi nga xam ni am nañ contrat wala nangam mais ki nga xam ne nekkul sax ci kayit. parce que loolu laay wax xam nga comme li muy expliquer nii. nga baal ma pardon cotisation bi muy wax noonu. ay IPRES ak IPM ak yu mel noonu man dama ko dund. maanaam liñ ma cotiser ci durée bi ma liggéey yépp liñ ma cotiser motul 1 an te pour ma xam ne ndax dañ ma war a cotiser sama frère moo ma ci gindi ne ma yéen est-ce que ñu ngi leen di cotiser parce que boo demee retraite war nga mun a am lii am na beneen papier boo war a am ñu koy wax DMT xaw ma feuille de mouvement boo fi jógee di dem feneen feuille boobu ngay yóbbu sa numéro bi nekk foofu moom nga war a jël pour dugal ko donc man bi ma vérifier ma gis effectivement te dama dem ba si ñoom inspection du travail parce que boobu contrat bi jeex na te it man may jéem a xool man lan vraiment moo nekk ci ginnaaw mais bi ma demee inspection du travail ba ma fa yeggee aussi nee nañ ma carrément cotiser nañ la wan ma fi ñu ma commencé les cotiser ak fi mu yem. allo allo oui. salaamaaleykum. waaleykum salaam kilifa gi ñu ngi lay nuyu tur bi ak fooy wootee. sëñ bi ñu ngi leen di siyaar. ñu ngi delloo siyaar bu wér-wér si tabaski ji. maa ngi wootee Tëngéej. waaye tudd Bekaay Ndiaye. Bekaay Ndiaye. waaw di yëngu gestion grutier. je suis un ouvrier. ouvrier la daa yëngu ci BTP. waxtaan bi ngeen di wax dafa am solo lool. moo tax ma bëggoon cee participer waaye mosuma woote rajo. dëgg la alors yow noo ko dundee da nga ko dund wala am nga. ban gis-gis nga si am bu ñu bëggee toog fii moom di wax dund bi. damay ragal ñu faatu sax fi ñu toog. déet waay. waaw ndax dama jàpp ni. inspection du travail deful liggéeyam. problème bi ñuy dund. inspection du travail deful liggéeyam wala bu ko dee defit tamit. defu ko à 100%. wàcc sur le terrain di saytu ouvrier yi di waxtaan ak ñoom comme tey jii bu ñu nee DIC
day wàcc ci kër ñëw civilu di waxtaan ak waa koñ bi ba am li mu bëgg dem yoonam. mais ñoom duñ def noonu ñoom dañuy ñëw gis patron yu mag yi après nag la fay xew ñun xamuñu ko. la fay xew ñun ouvrier yi ñun xamuñu ko waaye nag war nañ góorgóorlu bu baax ci ouvrier yi nekk Sénégal. liggéeykat yi nekk Sénégal moo tax dëkk bi metti nañ ci góorgóorlu bu baax. saafara bi nga gis moom entreprise yi tamit. defuñu seen wareef wala tamit ñu ñu jiital ñoo deful seen wareef. wala it ñu ñu jiital te bopp ba. ñoo deful seen wareef ndax boo déggee sànq soxna yi ni ñu waxee rek. walay wan ni yëf yi daal ca bopp bala wàcc ci borom entreprise yi ñëw ci inspection du travail ak ci gouvernement bi tamit moom jàpp naa ne deful liggéeyam. léegi ban saafara nga am tey jii ngir lu ni mel mën a dañ. saafara bi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk wàllu liggéeykat yi nekk Sénégal. ñoo war a jóg xool tey jii bu fekkoon ñoom ñoo nekk suñu côté ñun na muy mel ci ñoom ndax ku ci nekk yaa ngi à l'aise dañ la jox oto jox la kër ngay dawal di dund tranquillement moo benn problème mais boo xalaatee ni yaa nekkoon position gars yi nga xamante ne ñooy ñaxtu wala ñooy jooy rek jàpp naa di nga def sa liggéey ni mu waree. loolu donc mooy solution bi gouvernement bi tamit góorgóorlu moom it soññu leen parce que ñoom lañ fi teg pour askan bi ñoom lañ fi teg pour liggéeykat yi soññu leen maanaam barème yi tamit ñu jéem a xool lu ñu ciy taxawee contrat de travail ñu jéem a xool lu ñu ciy taxawee xam nga parce que dafa bëri ñu si bëri ñoo xam ne jànguñu sama classe yi xamuñu dara xamuñu sax lu contrat yi wax xamuñu dara te ñooñu ñoom ñoo leen war a mën a jàppale wàcc sur le terrain di waxtaan ak ñoom xam ni jafe-jafe yi ñuy am ñuy rëkk ndigg borom entreprise yi waaw ndax gars yi mën a gis seen bopp ci réew mi réew mi am na ay liggéey yu fi nekk mais nit ñi gisuñu seen bopp parce que li ñuy dundee moo salte d'accord li ñuy dundee moo salte dafa ñaaw d'accord Bécaye kon nañ defaraat jikko yi jéem a taxaw liggéeykat yi ñi nga xam ne ñoom lañ dénk loolu ak borom entreprise yi ñu am xol ñu dimbali ñi nga xamante ne ñoo leen liggéeyal parce que nga tëdd sa kër ñu lay liggéeyal ay milliards te ka lay liggéeyal gisul boppam loolu dafa ñaaw àq la kon nañ ci góorgóorlu ñun ñëpp d'accord bu baaxee ñun ñëpp la bu bonee ñun ñëpp la d'accord maa ngi jéggalu bu baax am na solo wax ci am na lu ci dëkk am na solo Bécaye di ko jaajëfal baax ak waa Tëngéej yëpp Pierre Dieng su fekkee dafa am ku nekk si ligne bi ñu jël ko lu ko mooy rek ñu daal di déglu dernière personne bi nga xam ne rek daal di nay témoigner ñu daal di koy déglu laata oui allo oui allo ñu ngi lay nuyu kilifa gi allo oui allo waaw ñu ngi lay dégg tur bi ak fooy wootee ñu may delloo ziar bu baax a baax man maa ngi tudd Cheikh Ndiaye ñu wootee booru Thiès ay environnement Thiès oui 97.7 ngeen ñuy teewloo alors lan mooy sa gis-gis ci waxtaan bi waaw waxtaan bi am na solo joo xamante ne man je ne pouvais pas mënuma woon a bañ a participer ci émission bi thème bi inspection du travail quoi qu'on dise vraiment ñoom wax dëgg yàlla ñu ngi li def seen liggéey mais seen liggéey manquement bu fa am moo fa bëree 90% manquement la ndaxte inspection de travail ñoom boo seetee yow li liggéeykat yi yelloo ñoom ils sont là dañ ci waroon a nekk pour peuple bi liggéeykat yi lañ ci war a nekkal mais les gens voient que ni c'est tout à fait le contraire vraiment contraire la ñu gis parce que inspection du travail bu demee ba di légaliser contrat yoo xamante ne contrat CDI intérimaire vraiment loolu moom doy na waar. dëgg yàlla moom ñun suñu xel tey na ci dëggantaan. loo dund la wala nu mu fa demee noonu. ah ma ne loo dund la wala contrat. waaw mais tout à fait loolu lu ma dund la man. ma nekk ci société intérimaire entre li employé bi ak man ñu def fa benn société intérimaire. ma def 2 ans avec eux ñu génnee ma foofu ba pare ñu jox ma CDI intérimaire. waaw ñàkkul ne te loolu amul fenn depuis que le pays laay pays depuis Sénégal musul am réforme bu mel noonu musu fi am. d'accord musu ñoo dégg fenn ne intérimaire war naa mën a joxe CDI. d'accord wala boog man musuma koo yëg boobu. ñàkkul ne su moom su amee tontu rek dina ko indi léegi moom mi nga xam ne rek. voilà deuxièmement tamit ñun
dañoo dund yoo xam ne dañoo jël suñu contrat yóbbu ko inspection ñu valider ko te fekk yàlla xam na ni ñun lu ñuy catégorie bi ñu jël méngoowul ak lu ñuy liggéey day na waar loolu yëpp ay manquement inspection du travail la. d'accord dinañ ko si biir waxtaan bi dinañ ko si samp ay laaj ñaan vraiment inspection du travail ñu yokk seen liggéey bi ñu gën a seet ci employé parce que boo xoolee employé sénégalais donc mu nekkoon si 88 628 38 38 88 628 38 38 alors Pierre Dieng très rapidement dañuy déglu dernière personne bi nga xam ne rek moom moo ñuy wax lu mu dund laataa ñuy ñëw waxtaanee inspection du travail ak lu jëm si wàllu rémunération yi. man mii di wax ak yow def naa stage ci benn agence de communication pendant 4 mois stage boo xamante ni man maa doon gérer lépp yaa ngi dégg juillet ba octobre. mësuñu maa fay mësuñu maa jox ndékki mësuñu maa jox añ paas moom waxaalewu ma ko sax nag 7h30 foofu la ma daan fekk yaa ngi dégg ñu dem ba ci biir tout le temps directrice bi daf doon indi ay doomam foofu noonu parce que sous prétexte que ne amul jànq wala bu jànq bi di foofu daf leen fa indi j'ai obligé de gérer en même temps 3 filles yoo xamante ne nii la plus âgée elle n'avait que 3 ans et demi ñu dem ba fin octobre mu yëkkati 30 000 francs jox ma ko ne ma taa pay ma ñibbi sama kër le soir même elle m'appelle pour me demander d'arrêter man dund naa loolu en tant que stagiaire maltraitance bi ak profiter bi ñu lay profiter mu doon agence bu doon doogu tijji mais bi ñuy waxante bi ñuy signé contrat de stage bi waxuñ ci woon loolu noonu yëpp mu metti trop nag li ñuy dund en tant que stagiaire moom metti na. malheureusement lu des waxtu bi daanaka bëreetul fukki simili la ak juróom donc ngir mun a waxtaanee ni nu mel daanaka ñu bëri nee nañ ma foofu ñu daal di koy def ñaari émission dinañ ci xalaataat su mu nee nekk rek ñu gën ko yaatal indi fi waa inspection du travail ibbil leen téléphone bi rek gars yi di woote ñu xool naka la ñu koy régler alors si peut-être si fukki simili ak juróom lu ñu ciy jéem a def mooy jéem a xool naka la ñuy def ba xool saafara gi wala bokk naka la ñuy def ba tegaat nit ñi si yoon tey Alioune suñu dégloo ñi nga xam ne jot nañoo woote ak ñi nga xam ne jot nañoo témoigner ñu su bëri jafe-jafe dañ koy am soit xam seen liggéey yéen wala boog sax li nga xam ne moom la leen loi may tey jii lan nga gis ni peut-être suñu ko defee peut-être situation bi dina wàññeeku parce que nit ñi exploitation bi mi ngi am di gën di jéggu daye pourquoi ba tey jii ñuy continuer di exploiter nit ñi dans les entreprises alors que kenn ku nekk am nga sa droit si même réew. xam nga dafay am solo des fois ñu mën a leeral mbir yu bari parce que amaana yu bari nit ñi dañ koy taxawee wala ñu waxee ko duñu comprendre mais lu ñu mën a dégg la parce que boo xamul des fois doo xam nooy taxawee day am solo aussi ñi dugg poser ay questions ñu mën a indi leen ay leeral ci nu mu gën a gaawee. par exemple ki ni contrat intérimaire CDI comprendre ma lan la bëgg wax foofu noonu parce que li ma xam mooy. boo nekkee dans une entreprise intérim ñu jël la comme intérimaire loolu la ñuy wax travail temporaire. buñ la ci jëlee mais bu contrat bi jeexee wala contrat bi bu fekkee ne mu waroon tëddeewu ko dañuy considérer ni CDI la et je pense que loolu moom mooy li gën ci travailleur bi parce que li yoon wax dafa leer. mooy contrat bi pour mission bi la mais niñ ko tëralee buñ ko respecté wul noonu dañuy considérer ne entreprise bi lay utiliser CDI yi nga fa ne donc loolu dama koy leeral. alors tey jii bu ñu taxawee parce que man damay bëgg des fois ñuy xam exactement nu ñuy doxalee parce que bu ñu ko xamul dañuy xaw njëkkante bu ñu njëkkante dañuy juum. parce que boo seetloo ki njëkk a wax dafa ni dañuy ñëw ci entreprise yi dugg wax ak patron bi après bu ñu génnee duñu xam nu mu mujjee c'est-à-dire man su ma ñëwee ci entreprise. dama lay wax benn affaire nañ jël exemple contrat yi ñuy valider. tey jii bu ñu nee contrat inspection ñu vérifier ko ñu ne contrat bi baax na vérification ñu ne contrat bi baax na bu baaxul ñu ne waa ji kaay jël say contrat yi baaxul boo ma indilee contrat sama bureau leen laa mën a vérifier mooy lañ ci def ci liggéey est-ce que dëppoo naa catégorie ba est-ce que catégorie boobu mu nekk salaire bañ cay fay dëppoo na ma ne waaw baax na lay xew ci biir entreprise yi su ma toogee sama bureau mënu ma ko xam damay dem ci terrain bi. ma xam exactement la fay xew. moo waral luñ ci mënti wax également pour man amaana ñoom amuñu chance su gis benn yoon inspection mu ñëw ci ñoom. d'accord mais boo leen defee seen enquête
def leen seen enquête vous verrez que l'inspection est au quotidien sur le terrain. d'accord dinañ la poser ay questions yi nga xam ne ay cas pratique la donc pour initier ay tontu alors allô. allo oui. oui ñu ngi lay nuyu kilifa gi tur bi ak fooy wootee. ça man maa ngi wootee ci Ndiaga Ñaaw laay woote. Ndiaga Ñaaw. waaw Ndiaga Ñaaw mi ngi si diwaanu Thiès ngeen ñi teewlu si 97.7 alors yow lan mooy sa gis-gis si waxtaan bi kilifa gi. waaw waxtaan bi moom vraiment c'est très important moo tax mu boobu ba léegi maa ngi koy déglu. ndax vraiment dama am cas yu mel noonu yu nga xam ne vraiment war nañ cee wax kon nag vraiment maa ngi remercier vraiment iRadio. ndax dafa allo. allo bi ñu ngi lay déglu bu baax a baax. ndax dafa am yoo xam ne itam wax dëgg yàlla moom war nañ cee bàyyee xel. travailleurs yi moom vraiment jox ñu respect maanaam travailleurs yi. te dañ leen demande exploiter n'importe comment. te it en même temps que ñi nga xam ne sax da ngay dem bu yow si bopp da ngay am embauchement. te embauchement da ngay dañuy toog di heure bu leen neex ñu dàq la. lu nga xam ne doo xam lan la. waaw yooyu nag yoo xam nag wax dëgg yàlla. yu ñu war a mën a xool la. jubanti ko. waaw. vraiment am naa cas bu mel noonu au niveau de Sagam. Sagam bu nga xam ne moom dañuy embauché maanaam 2013. waaw 2013 boobu ba léegi après maanaam ba 2019. 2018. 20 ans. d'accord presque 8 ans. yow njëkk-njëkk après daal ne la moom léegi dañ lay kii. dañ lay am naa problème rek ak samay chef. mu ne ma léegi nag naa la génnee fii force dinaa la fa génnee. bon noonu lañ ko defee nag itam am def indi ay problème ba jékki-jékki waa jox ma lettre maanaam licenciement. yow da ngaa toog sa kër wala yóbbu nga leen si kanamu yoon parce que tamit yenn yi tamit. yóbbu nañ ko dem naa inspection fu mu ne mais jusqu'à présent loolu ba léegi bu léegi mu ngi traîné ba léegi. dafa am yéexaay foofu. waaw ba léegi fay maanaam waroon naa jël maanaam vraiment en décembre waroon naa jël rek kii nu mu tudd sax. mun war naa jël congé en même temps congé boobu yow foofu lañ commencé indi ay problème ba taxaw ba nii léegi mënut maa liggéey mënut maa jël sama xaalis te vraiment mënuma xaw ma daal lu ma fi ma nekk fu actuellement. d'accord. waaw boobu léegi nag dem na inspection ne na wax naa leen ñu woon wax rek war a wax yëpp te ñoom nag ñu ngi koy poursuivre mais jusqu'à présent dafa traîné. dafa traîné jusqu'à présent. d'accord dinañ ko càmbar vraiment moom parce que chef moom ne leen waaw. dina la dàq fii on obligé dina la dàq fii loolu moom. wax foofu war naa la waxtu mën nekk. d'accord nga xam ne da nga am embauchement depuis 2013. d'accord di ko jaajëfal baax a baax si waxtu yu moom moo ñu xooj rek foofu sa Ndiaga Ñaaw donc di leen jaajëfal baax a baax si teewlu gi alors dañuy ñëw si Abdoulaye rapidement parce que bii moom mooy pàcc bu mujj bi alors yow ndaw nga dund nga ko mais finalement am nga solution boo si gis c'est quoi est-ce que mën nga ko expliquer say morom laataa ñuy déglu ak Aline Fall pour mu wax ndaw ñi ban yoon lañ war a jaar suñu amee ay jafe-jafe. bon man loolu dinaa ci ñëw mais dama bëgg ko laajawaale 2 questions. rapidement yoo xamante ne bi ci njëkk mooy. gis nañ fi ay journal ak ay télé yoo xamante ne ñu ngi fi. di amee ay 8 mois ba 7 mois d'arriéré de salaire. ba ñenn ñi sax di wàcc grève loolu lan la ci inspection du travail wax ak naka la ko war a taxawoo. beneen bi mooy ñu gis fi benn entreprise boo xamante ne ci wàllu téléphone lay liggéey réseau bi. opérateur téléphonique. te chaque année ñu gagné plus de 397 milliards te seeni employés taxawuñ leen fi ñu leen war a taxaw ay contrat de stage rek la ñuy jël. donc bi ci mujj mooy li nga xamante ne moom laay am man comme solution mooy ñun suñu jëmu bopp naka la ñuy war a mun a def pour mun a rëcc ci loolu. mooy kenn ku nekk nga nekk sa ndawu bopp moo xam jàng am nga sa diplôme moo xam amuloo ko bul xaar ñii bul xaar inspection du travail ci dara. ñoom Aline ndax munuñ la ko gérer ñoom Aline. xam nga ñoom du ñu joxe liggéey mais du ñu taxawul liggéeykat. te gouvernement bi ci jëmu boppam moom mi nga xamante ne. moom ci boppam moo war a taxaw nit ñi pour ñu am liggéey malgré kenn waru ko xaar ñoom it nañ xoolaat bu baax entreprise yooyu ci biir réew mi naka la ñu war a def pour liggéey ak ñoom man benn inspecteur mosuma consulter état employé mosuma gis tamit benn employé peut-être nekkoo délégué personnel comme ni mu ko waxee. mais parfaitement parce que man lépp lu doon jaar foofu noonu ci agent yi wàcc ci éléments yi ci man la doon jaar pour Sénégal yëpp nag laa wax. jéem nañ foofu grève ñun ñoo tax mu mënul jàll parce que éléments yi ñemewuñ buñ duggee dañuy xalaat ñu dàq leen. d'accord si pàcc boobu nga desandi sax la ñuy ñëw laata rek ñuy jeexal émission bi ak suñu naataango bu nekk si ligne bi muy Moussa Ngom Moussa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay mi ngi. alors Moussa moom ak taskati xibaar la moom it doog a génne école mais exploitation bu ñuy wax moom daanaka dund ko ndaxte jaarul ci benn rédaction dafa jël yoonu boppam est-ce que Moussa yow mun nga ñu wax pourquoi nga jël bi la décision.
li ko waral bon ñaar la ni ma ko mën a waxee mooy déjà façon bi ñu doon defee liggéey bi ci boppam maanaam journalisme façon xibaar moo ma doyuloon waaye leneen tamit li si am mooy di exploitation bi moom laa nanguwul woon maanaam nga ne di liggéey nga wóolu say compétence bëgg liggéey fenn ñu la ciy exploité loolu tamit dama ne woon du ma ko jaral daal parce que du muy stagiaire muy liggéeykat bu nga xamante ne yor na papier du façon traitement boo nga xamante ni war na am boo xamante ne dañ ko amal ci rédaction yi daal moo tax ma jël sama yoonu bopp nekk journaliste indépendant. nga teg lan am na loo teg ab kër goo xam ni daanaka ndaw bu ne peut-être war na see mën a sukkandiku jëlee fu boppam. Effectivement looloo tax sax parce que bu ñuy wax naan journaliste indépendant boobu loolu sama projet individuel la woon. ma ciy dox di fexe ba public bi moom mu adhéré maanaam may liggéeyal public bi ci directement. mais instant bi li ñu bëgg taxawal mooy li ñuy wax la maison des reporters mais comme que aspect boobu noonu aspect exploitation bu reporter dafa di lu am parce que maa ngi dégg sànq sax ñu wax ci waxu stagiaire bi ñu exploité mais déjà balaa papier di am defee que papier ñu mën koo gis mais bëri na ñoo xamante ne ñu ngi liggéey ci rédaction yi dañuy def volontariat tout juste bénévolat la ñuy def. léegi li ñu bëgg a def par rapport ak maison des reporters mooy kërum taskatu xibaar yi mooy fexe développer collaboration entre ñun ak médias yi mais aussi fexe ba reporter yi seen bopp gis ci seen bopp te muy doon ay ndaw ndaxte dañuy ab bëri ñoo xamante ne état d'esprit bi ñuy demee yaa ngi doon wax ci aspect psychologie bi et tout état d'esprit bi ñuy duggee ci rédaction ak ñi ñu fay fekk ñi nga xamante ne ñoo war a jàppale bi ñu def li leen war ndaxte da ngay dugg ci rédaction fekk fa ay mag ñoo xamante ne def nañ ay année ci expérience am nañ ko ci seen bërëbu liggéeykaay mais li ñu lay gëm loo moo ni yow il faut nga nangu ñu exploiter la comme ça yow nga mën a tekki ci métier bi te boobu loolu. yaakaar naa il faut ñu yemale ko fa. fexe ba reporter yi mën a liggéey. dund ci seen ñax. di feyeeku li leen war te amit ay kiyet yu leer la. d'accord alors yow kon ban at nga ñuy jox dig daje ngir kër googu taxaw wala ay fan la. waaw weer rek lu teg. fii ak le 30 septembre incha allah ci lañ fas yéene dajale daal fonds yëpp li ñu war bon instant bi ñu ngi jege. lu war a toll 1 million ci 16 yi ñuy yaakaar. te incha allah dinañu def lépp daal ba mu fexee taxaw incha allah. di la ñaanal Moussa Ngom mu taxawal ak jàmm mu doon kër goo xam ne ay reporter ñoom ñoo fay nekk ñoom ñooy moom seen yëfu bopp daal di doxal nu ñu ko bëggee mille métier. alors Alioune bien vrai que temps bi xoj nañu mais baax na également tamit nga wax ndaw ñi nga xam ne souvent dañuy am jafe-jafe ci entreprise yi tey jii ku si am jafe-jafe nan la war a def. xam nga fi may commencer mooy. li mu wax dafa am solo inspection du travail du joxe liggéey ça c'est clair ñi am ñi liggéey na leen aider à ce que ñu sàmm ko moom benn entreprise la ma wax jox na ma ñaari entreprise moom ñaar la gis man saa mooy yu bëri laa ci gis ñi nga xam ni mënuñu fay salaire. am ay arrière de salaire lu koy expliquer c'est des conjonctures économiques yi nga xam ne entreprise bu nekk njàkkoonteel na ko. day am alors damay bëgg di leeral beneen mbir mooy surtout à l'endroit des jeunes. tey jii nii boo toogee sa kër nit ñëw dugg fa sàcc li muy sàcc ba nga ñëw fekkoo ko fa boo demee toog tamit sàcc bi kenn du ko gis donc boo demee ba ci biir nga jàpp ni dañoo am sa ay àq yi nga xam ni respecté wuñ ko su boobaa yow yaay jug sa jiwu bopp parce que bu ñëpp taxawee taxawaayu ay non fu ma dem du mujj fenn et pourtant au quotidien tous les jours et il y a des statistiques qui le montrent am na ay ñi nga xam dañuy ñëw inspection du travail ñu fay saafara seen problème li may bañ ci waxin ci ki nga xam ni am na lu mu dund mooy nga bañ jàpp ni yow la nga dund moom la ñëpp dund. amaana xaw na demee boor ba ñi ngeen tasal ñëpp dafa fekk ñi nga xam mosu ñoo dem inspection du travail mosu ñu am fitu dem attaquer seen employeur pour li ñu war a am ñu am ko. ñoo tax ñu jàpp ni loolu amul. d'accord maintenant ku toog cas pratique bi rapidement ku toog par exemple plus de 2 ans. nga nekk ci position bi nga xam ne stagiaire nga kooku noonu tey jii lan la war a def. li yoon wax dafa leer. li yoon wax dafa leer mooy boo plus de mënoo weesu 2 ans 2 ans boo ko weesoo yow yaa ngi sous CDI. waaw fekkee li ci mën a am mooy demal nga inspection du travail nga wax leen ko ñu bind employeur bi ni ko tel travailleur il est sous CDI bu ko neexul ba mu dàq la dalay fay say droit comme ku nekk CDI donc mooy faral di wax ni délégué du personnel kese moom la ñu am obligation de réintégration mais yow boo fa toogee 5 ans bu la neexee booy dem. mun la kaay dem parce que stage jeex na nee ko sama stage jeexul parce que ñaar ñoo mën a am nga xam li ngay wax parce que am nga xam-xam bi amoo xam-xam bi nga dem ci ñi nga xam ne xam nañ ko nga leen kat man damaa dund lii. dama bëgg ngeen jox ma ci saafara et bis bu yàlla sàkk
bis bu nekk li fay génn ci ay nit ñi nga xam dañuy ñëw taxaw rek ni damaa bëgg conseil. ñun la dugal toog nga wax lan nga soxla ñun la defal nii war na mat 100 par semaine. d'accord donc yooyu dafa jar di leeral. ñuy wax ndaw yi également pour man dafay xaw yomb nga taxaw nii waaw def nañ ma lii da ngay wax nit ñi buñ la defee lii. yoon yi ngay jaar pour mën ko saafara. d'accord di ko jaajëfal baax a baax moom Alioune Fall ñàkkul ni dinañ xool ba xam am na possibilité ñu dikkaat fii àllarba bii di ñëw ngir gën ko yaatal mu doon nag bu boobaa ab samp ak laaj moom mu daal di indi si tontu mais fa Alioune jeexalee la ñuy jeexalee ak yow ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Loum mooy tey jii nee na su fekkee ne dañ ngaa toog lu ëpp 2 ans loolu tey jii suñ ko doon def ñàkkul ne entreprise yu bëri dinañ daanu su fekkee dañoo war a fay seen employé yow lan nga taxawal rapidement si 30 secondes. non Loum amul woon fit. mais ñoom dañuy daanu. Loum amoon na fit Loum dem na ba ci sax di den porter plainte mais xam nga lan mooy problème bi. suivi bi. yow amuloo doole pour jàkkaarloog entreprise bi. mais taxaw tey jël nga sa yoonu bopp. mais parfaitement damay jël sama yoon bopp parce que aw ma nu ma def. am ngay employé te entreprise boobu noonu. am na ay employeurs. non est-ce que pàcc boobu noo def ak ñoom. pàcc boobu laa ko bëggoon ñoom bon ñoom li may am la ñuy am. dama leen di proposer li may jaay malheureusement temps bee ñu xaj mais loolu li mu wax ni dafa am solo parce que ñi taxawal entreprise yëpp tey jii avant dañoo nekkoon say entreprise ñu leen di dundaloo exploitation bi ñu war ko saafara mais malheureusement Abdoulaye fi mu nekkee moo gën a yomb parce que Abdoulaye day fàttaliku après am lu muy réccu mais tey jii nii mi ngi ci beneen position bi moom dañ koy laaj nu mu ko jàngate ak nan lay jëflanteeg ak ay travailleurs am dafa am solo mais parfaitement samay travailleurs yi may jëflanteeg ñoom lenn kese la man da ngay ñëw ma wax la réalité bi lii moo fi nekk nii laa ci liggéey nii laa ci amee mais réalité dafa am lu yoon teg est-ce que am nañ IPRES par exemple. non parce que tollaguma foofu. bon malheureusement temps bi xoj nañu. tollaguma foofu tollagoo fan mais loolu amul délai bu ñu lay may pour tollu ci. maanaam tollaguma foofu. li may jël mooy dama ñëw jël samay produits exposé ko teg ko. waaw ne la produit yaa ngi nii boo bëggee nga jël dem jaay nga jël sa commission. man kay sa liggéeykat yi laa wax yéen ñoom ñoo ñu war a jàppale. ñoom ñii ak gouvernement bu Sénégal maa ngi lancé encore appel une fois. ñoom nañ taxawu xoolaat bu baax inspecteur ñi nga xamante ne ñoo nekk inspection du travail d'accord dinañ woo même le ministre su émission bii di ñëw ngir mu gëm see mun a waxtaan ak ñi nga xam ñoom ñoo di askan wi di leen di jaajëfal baax a baax yéen auditeur ak téléspectateurs yu ITV yi tamit yéen ñi nga xam ne yéen ak ñuy teewlu tamit si fii si Ndakaaru 90.3 ak fépp si biir réew mi ba sax si biir bitim réew ngeen ñu doon teewlu si biir site bii di emedia.sn lii moo nekkoon seen émission pencum ndaw ñi ñu doon waxtaanee ndaw ñi nga xam ne rek dañ leen di exploiter si biir entreprise yi doon si ànd ak Alioune Fall nag moom inspecteur du travail la ak sécurité sociale ak ki nga xam ne rek moom mooy Abdoulaye Loum moom Abdoulaye Loum nag ab entrepreneur la di leen jaajëfal baax a baax yéen ñi nga xam ne jot ngeen woote ak ñu jot a témoigner ñëpp mi ngi Maram Ndiaye moom moo nekkoon si kaddu gi ñuy jaajëfal également équipe bi nga xam ne rek moom moo àndoon ak man ba ñu réaliser bi la émission di leen jox dig daje àllarba bii di ñëw si beneen jotaay jaa ngeen jëf. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.3.